asalaamaaleykum mbokki Teranga Diaspora TV ñu dikkaat ba tey di fas yéene waxtaan ak yéen fas yéene leeral quelques points rek ginnaaw bi nga xamante ne si nag ñi ngi balu àq ñëpp te di leen baal àq te ñaan suñu borom maanaam xéwal yëpp mu yokk ko may wér-gi-yaram ak sutura su sax dakk te di leen balu àq bu baax a baax ci weeru ci julli tabaski gi ñu génn nii xam naa démb sax am na vidéo bu génn waaye bi ñu ko enregistré dafa yàgg moo tax defuñu ko ci waaye nag ñu ngi leen di fekk yéen ñëpp fépp fu ngeen nekk rek di leen jox suñu loxo di leen balu àq bu baax a baax nag tey baal àq ñëpp ñu dikkaat tey rek xanaa bëgg a leeral rek benn affaire boo xamante ni si xam naa dama ko bëggoon def ci vidéo démb bi waaye nag malheureusement dafa xajul woon moo tax tey ji muy tama digoon leen dinaa ci ñëwaat muy circulaire bi nga xamante ni si moom mu njëkkee ñu te ministère de l'intérieur génne ko ak ministre de Lavoro maanaam ki yore ki yore mbirum interne maanaam ñu yore policiers yeeg biir réew mi ak ñi nga xamante ni ñoo yore Lavoro ak politique agricole ak politique sociale excusez-moi ñooñu lañ koy ñooñu mujj génn ñoom ñaar ñoo bokk circulaire bi génn ko pour leeral quelques points yu am solo nag am na ci benn point boo xam ne sax dafa échappé ñu bari mais ñoom tamit bañ ko ci introduire presque siiwaluñ ko daal ndax man loolu moo commencé gis ci plateforme bi bariwul mais man bàyyiwuma ci woon xel ci importance bi sax d'ailleurs laay wax parce que gis naa ko mais bàyyiwuma woon xel ci importance bi parce que man pour man lii nii moom bon dégguma kenn wax ci yéen nag mais parce que xëy na li ma ci dal rek moo ci dal ñu bari te mooy maanaam bàyyiwuñu woon xel ci importance bi mais démb bi may lire circulaire bi ma koy liiraat ci laa ko ci gis ma ni nag wax dëgg yàlla lii moom defe naa lu mën a sauver ñenn ñu bari la ci dernier jour wala dernière minute yi parce que comme tey le premier te le 15 la yëf yi tëj kon fukki fan ak ñeent moo ci des ci biir fukki fan ak ñeent yëpp bu ngeen di seet mooy dernière minute yi mooy ñi nga xamante ni si maanaam seenu gekk des na mooy ñi nga xamante ni si am na ku leen diggoon da leen di dugalal xëy na yàlla dogalu ko mooy ñi nga xamante ni si itam ñu ngi leen doon xaarloo naa leen yëf yi dana gën a yomb ba léegi xëy na te yëf yi dogalu kon donc ñoo ngi toog seen jaaxle am na ci ñoo xam ne liñ may wax lu bare bari sax day réito yi moo matul am na ci ñoo xam réito yi day manqué ay 500 euros ñenn ñi manqué 600 euros am na ñoo xam dañ lay woo ne la léegi nan laay def mais dafa am loo xam moom man damay jàpp ni risque nit ki la nit ki moo koy jël parce que lu fi sës moo fi sës su fekkee ne man am naa koo xam ne moom rek laa am te moom moo may dugalal te manqué ne 600 euros wala 800 euros man moom dinaa risqué dugal par 600 euros 800 euros defe naa kesu day defe naa préfecture du la fi téye te li am solo mooy la ma daan wax rek laay insisté di ko wax mooy kayit yi moom fexe leen ba dugal ci moo ci am solo parce que la ma daan wax laay wax dugal kayit jot ci moom gis naa ko waaye ku mosutu dugal jot ci moom mosuma ko gis ba tax na sànq sax ci commentaire yi maa ngi ciy lire benn waay parce que commentaire yi maa ngi koy lire wax dëgg yàlla ñiy laaj sama numéro téléphone ak yëpp nag maa ngi leen di gis waaye wax dëgg yàlla numéro téléphone moom dama waxoon rek di ko defaat ci YouTube moom dana yéem loolu parce que actuellement nii rek ñu bari li ñuy kaas gis naa sax ko ci kaas sax ni dañ may woo du ma wuyu waaye wallaay loolu ngeen yaakaar rek mais man awuma benn intérêt pour bañ a wuyu kenn téléphone parce que ñaar rek moo mën a nekk may woo mu laaj ma wax ko la ma xam wala mu sant ma ne ko mën naa ko wala mënuma ko ñaar yi rek moo am te du génn ñaar yooyu mais nag ñu bari aussi tamit man danaa leen comprendre daal parce que tamit nit ki jaaxle moom fa xelam jëm rek lay làmp waaye bu leen yaakaar dama teg sama téléphone muy sonni ma koy xool du ma ko jël loolu moom yàlla du ko dogal mukk ndax sama téléphone moom saa buy sonné fekk ma am jotu mën a wuyu moom damay wuyu du ma xool sax ban numéro du ma xool kan la man ñëpp laay wuyu téléphone bi ci des it mooy que ni maanaam ñuy comprendre ni xëy na lu ñëpp soxla la ndax su fekkee da ngay liggéeyu machine maanaam di def ay pratique xam nga loolu mënul chaque instant nga wuyu téléphone sinon da ngay jaxase pratique bu jàmm xam mënoo wuyu te instant yooyu ay booy wax ak ay nit yu jóge fu sori ñëw ba fii ndeysaan xanaa mënoo chaque minute ngay wuyu téléphone di kii yooyu moo ci nekk yeneen yi ci des it nag mooy que ni comme niñ ko xamee am na ci yoo xam ne moom jarul sax di ma ko laaj parce que boo xoolee tuuti ci vidéo yi da nga koy gis ndax presque wax nañ lépp wala wax nañ li ci ëpp lenn rek xanaa ci commentaire bi li may wax léegi ma gis kenn ko commentaire di wax ni man maa doon wax naan yëf yi dafay yomb ak yooyu mais ba léegi nii may wax nii tey laa gën a wax yëf yi dafay yomb dara jafewu fii dara jafe xëy na complication moo fi xaw a am tuuti ci dernière minute te complication bi li may wax laa daan wax rek mooy que ni loi moom dafa am loo xam ne moom lay bind su ko bindee mooy liy nekk su ko bindul munta ne dafa am loo xam ne processus la tudd maanaam doxalin ni mbir di dox maanaam loi bu ne man kat képp koo xamante ne si étranger nga li commencé le 8 mars fekk la Italie fekk la tamit nga am koo xam ne mën na laa jël nga liggéey soo ñëwee mu may la këyit loolu su ko loi waxee dafa am yoon bu mu tëral na muy doxe yoon bu mu tëral na muy doxe nag mooy que ni
soo defee demande boo ko defee ki koy njëkk a jot ak ki koy gérer kiy gestionner demande yi mooy préfecture office immigration yi. loolu moo tax bu ngeen seetloo ministre de l'intérieur la ñuy defee affaire bi bu ngeen ko lire fa ñuy defee plateforme bi nañ ci exporter l'immigration yi ñooñu ñooy jot demande bi njëkk door koy séddale ñoom bu boobaat loi bi dana leen tënk ni leen na ngeen laajte suura pareeram na ngeen laajte suura xalaatam ci ki jële ak ki ñu jël ndax mosta am ay précédent pénal ak yu mel noonu mais précédent pénal li ma ciy préciser parce que ñu bari dañ may woon naa ma damaa am pénal ndax mën naa dugal ci këyit li ma ciy préciser mooy précédent pénal yi li yàlla dogal année bii dañoo leeral carrément ci yan précédent pénal la ñu mënta maye këyit kon nag ki ñu jàppoon ci jiit yi ki ñu jàppoon ci fals ki ñu jàppoon ci par exemple ñenn ñi am na ñoo xam li ñu may wax mooy dañoo ba ma nga xamante woon ak benn borom contrôleur ñu jàpp leen yóbbu denuñ caare leen am na ñoo xamante ni si maanaam aussi tamit dañoo dugaloon seen këyit ñoom parce que itam amaluñu woon résultat bu doy wala ñu dugaloon ko ak des occupations ne xamuñu woon ñu dem renouveler waat des occupations ñu nangu ko ñooñu ñëpp dañuy laaj ndax mën nañoo dugal yéen ñëpp mën a dugal këyit sa këyit ñu nangu ko ça ne va pas dire que ni mënoo dugal ci leje bi ku ñu nangu këyit tamit mën nga ci dugal su fekkente ni si jàppewuñ la ci jaay drogue wala jàppewuñ la ci favorisement clandestine nu ñu koy wax immigration clandestine maanaam kuy def immigration clandestine nga koy dimbali wala favorisement à la prostitution maanaam ñiy taxaw ci mbedd mi nga leen di dimbali wala nga leen di teg foofa ñu nekk kuñ ci jàppul ci yooyu presque mën nga dugal te am nga droit jot ci. tout récemment nag gis naa benn groupe bu ma bokk groupe CADES la sax d'ailleurs ñi ngi ci dugal benn refus boo xamante ni si maanaam benn dañ ko gis ñoom ci plateforme bi rek ni préfecture bi ni Kestura ñoo refuté ba léegi waxuñu daal di def précédent pénal affaire yu mel daal di def précédent pénal daal di def déci bis mais déci bis boobu laa bëgg a ñëw tey déci bis li tax mu am solo mooy li ma leen di wax chaque jour ci Italie amuñu droit ñëw rek nga dugal sa këyit mu manqué benn zéro wala mu manqué virgule wala mu manqué dara rek ñu réfutaale la déedéet Italie amuñu droit boobu loi Italie dafa prévoir lu ñu tuddee déci bis mooy loo xamante ni si maanaam man su ma dugalee procédure maanaam su may laaj dara état bi ni ko man damaa bëgg a def dara état bi su fekkee dafa may bañal loolu maanaam du ma accepter loolu dafa may jox benn këyit boo xamante ni si moom la ñuy tuddee déci bis jox ma benn këyit ni ma defal explication ni ma damay bañ sa demande bi nga ma jox ndax nangam ak nangam ni la nag léegi expliquer yow nangam ak nangam jooju noo koy waxee noo koy lijjantee su boobaa loolu moo tudd déci bis li tax mu tudd déci bis it mooy déci jour lan la may pour nga répondre leen mais déci jour yooyu sax am na ñu koy jàll mais dañ koy wax ni déci bis yooyu mooy déci journée yooyu lan la may pour nga répondre ko ci biir réponse boobu ngay joxe nag ñoom ci la ñuy basé wu réfuter la demande ba wala ñu accepter la demande bi moo tax déci bis ku ko jox da nga koy jox avocat bu aay su ko defee avocat yi ba argumenté su fekkee nekkul lu ñu bind ci loi bi avocat bi mën na leen expliquer leen loi sangam ak article sangam ne leen kat kenn bindul nangam ak nangam su boobaa mën nga ci génn mooy li ma leen di wax naan leen bu leen yaakaar dama koy dugal tey rek am sama benn dara sama par exemple ñu ci bari lay woon naan la ki ma dugal woon dafa fàtte def sama email ak bu daatee def sa email ça ne va pas dire que dañ koy réfuter ba pare email am na solo trop mais aussi tam boo ci deful sa email yi maanaam danañ la yónnee lettre sa kër lettre daañu la ko yónnee sa kër suñ la yónnee lettre aussi tamit mën nga foofu noonu da nga am possibilité wu mën a tontu mën a dem wuy ji kii bi nekkul rek day loolu kenn ki wax ci commentaire ki naan man dama doon wax naan yëf yi day yomb te maa ngi nii ñeneen ñi daan mu wax day jafe xamu leen nu mu ko commentaire sax déglu waroo demee ak foog naa man mosuma wax foog naa te du ma wax foog naa bañ naa ko ba damay wax chaque jour ni lépp lu may wax day nekk loo xam dañ ko bind ci kayit lu ma gisul ci kayit yi man du ma ko jàppe loi du ma ko jàppe lu ñuy appliqué mosuma wax foog naa man du ma utiliser foog naa mosuma ko wax te du ma foog it nag wala boog lu ma foog it dinaa wax ne man daaw dañan de maa xalaat ni nangam te foog naa su ma ko parce que baat boobu dafa bokkul ci man nit ku ne da nga am façon waxin ak nooy waxee mais foog naa moom du ma koy utiliser lu bari ndem dinaa ko parce que mën na ma utiliser parce que ci vocabulaire la bokk mais du ma koy utiliser lu bari mais li nga xamante ni si moom moo am mooy la ma waxoon démb wax ko bërki démb wax ko suba moom laay wax rayante leen dugal ci kayit comment una ak comment doué dama ni ban moom laa ciy dugal loolu laa waxuma ban moo ci gën a jafe waxuma ban moo ci mënta nekk dama ni ban laa ciy dugal te loolu dafa ne question yoo xam dañ may woo di ma ko laaj lu bari même groupe ba sax defe naa dégg naa fa sax ñu ko fay waxtaane donc loolu moo tax ma revenir si ñëw nag man def sama observation boobu wax comment una nan la tëggoo wax comment doué nan la tëggoo ça ne va pas dire que bii dafa jafe ça ne va pas dire que bii dafa jafe dama ne ñoom ñaar ñi ban moo gën a yomb gën a gàtt parce que li indi loolu mooy man su fekkee ne dama bëgg a dem Sénégal ma ne léegi naa jël vol boo xam day départ Dakar Milan day def Milan Dakar ak vol boo xamante ni si dama koy jël mu départ fii jaar Turquie jóge Turquie jaar Chine jóge Chine jaar Sénégal ma ni ban moo ci gën mais bu boobaa man damay préférer bi nga xam damay départ Milan wàcc Dakar mais teewul ñoom ñaar ñëpp ay dem Dakar ñoom ñaar ñëpp bala ñu lay bàyyi daal ñu yóbbu Dakar donc kon loolu waxuma ni bii moo gën a jafe
dama ni xëy na bii moo ëpp yoon gën a gudd gën a compliqué mun nañ ko tuddee compliqué sax te même compliqué sax amu fi parce que léegi ñu ngi laaj kayit yoo xam amul woon mais kayit yooyu ñu ngi laaj amul woon kenn mënu cee tee am kayit kenn mooy li ma leen dox bu dee ci bis ñëwee boo expliqué réellement ce que li loi bi wax kenn dootu la ci téyel benn problème defe naa kon donc nañuy déglu ak intelligence bañ di déglu ak critique ndax loolu moo am importance ba pare dafa bari loo xam ne da ngeen koy utiliser ñun sénégalais wala ñenn ñiy seetaan ñenn ñi ñuy déglu te loolu yéen du seen avantage mooy que maa ngi dégg nga ñenn ñi dañ daan wax gaayante rek gis nga ñeneen ñooñu di wax muy ku mel ne suñu doyen Baye Diouf muy ku mel ne suñu rakk Mortala mais yéen ñooñu di wax ñun ñett ñiy wax ñu juboo wala ñu déggoo ak ñeneen ñiy wax sax ci immigration mu leen gën a arrangé yéen que ngeen di ñu jaxase wala ngeen di xalaat ni nañ waxal kee jaxase kii yooyu yéen lay indil problème ndax li tax mooy man su ma jëlee par exemple benn yoon nar faa dem ma expliqué yoon bi ni kat ku bëgg a dem Louga ku bëgg a jógee Louga dem Dakar nga jaar autoroute Ila Touba bi moo gën a gaaw Baye Diouf ñëw ni non ku bëgg a jógee dem Dakar jaaral yoonu Kébémer moo gën a gaaw Mortal ni non ku bëgg a Louga jëm Dakar jaaral yoonu Daara bi moo gën a gaaw pourtant ñett yëpp da ngay yokk mais yow mi taxaw bëgg a départ yow yaay jaxasoo kon yéen ñun suñu jaxasoo suñu maanaam suñu ñàkk jubóo wala suñu wuute yéen la dul arrangé parce que li mu mën a waat mooy tëmu wér mooy macha allah bàyyi ma nga këy dem ci poosam Mortal ak poosam daaw dañoo leen poosam xëy na ndimbal li ci yéen la jëm te ndimbal leen su fekkee da ngeen di prétendre mu nekk loo xamante ne si maanaam droit la wala lu ngeen war a am wala force la loolu da ngeen koy prétendre ci état bi mais du ci ñun nous sommes des volontaires gis ni suñu ay rakk la gis yoon bu ñu jaar la mu metti ñu bañ ngeen jaar ñu bëgg leen salvaare loolu moo tax ñuy wax ci immigration di leeral xëy na wute yi ñuy wuteet nag moom loolu moom dafa am ci lépp parce que même diine l'islam sax nañ koy tënkee sax nit ñi dañ cee wute ba ci loi aussi moo baaxoo wute ndax loolu moo tax avocat yi di wut bëri loolu moo tax avocat yi di wax même loi la ñuy toog bu ñuy jugé ku jàpp dañ lay tëj kaso suñu ñëwee ku jàpp dañ lay tëj kaso boobu fukki avocat mën nañ ko interpréter lu leen neex ba ca juge ba ca boobu sax da koy interpréter nu ko neex kon loi moo jàpp moo wute waaye ça ne va pas dire que da ngeen defe ne ñu da ngeen ñoo war a jaxase wala ngeen defe ne dañoo war a wutee xalaat wala leen bu ñu wutee xalaat mbaa ñu jaxasoo yéen da ngeen di arranger ça va pas vous arranger et puis dafa leen di créer ay problèmes ça va vous compliquer la vie donc li nga xamante ni man pour man mooy li ëpp solo mooy ñuy déggee intelligence ak di xalaati intelligence bu leen yaakaar ne nag fii ñun kenn daf ci am intérêt wax leen dara lu ci du dëkk wala kenn am ci intérêt wax leen dara lu fi metti parce que fii moom li wér te wóor mooy man daaw dañu def fas yéene naa saa bu ma leen gisee du ma sëgg mukk taw li ma leen di wax la créé naa ñaari groupe WhatsApp ak groupe Telegram yëpp a ngi dox te dégguma bu gaañ li ma cay dégg lu bari sax nag lool mooy ay ñaan yu ma cay ñaanal te ñaan yi maa ngi koy gis bu baax a baax nag ñaan yi moom maa ngi koy gis bu baax a baax moo tax maa ngi koy delluwaat di sàkkuwaat ci ñëpp di leen sant bu baax yéen ñi ñaan di sant bu baax ñi nga xamante ni si ñoom dañuy gis lépp mu baax di gërëme parce que tamit li yëpp moom wax dëgg yàlla bu ñu dee waxante dëgg ak cant rek lañ ko war a def ñun ñëpp nag muy yéen di ñun ñi koy defi parce que dimbalante la te yàlla suñu borom moo diglante ñuy dimbalante ci côté boobu dong la nekk mais nekkul lu ngeen ñuy fay nekkul lu ngeen ñuy forcer nekkul yi tamit lu ñu fiy jënd waa lu ñu fiy jaay ba ñu war ci wax lu dëgg lépp lu ñu ci wax lu ñu gëm la wala boog lu ñu yaakaar te lañ ca waxoon ba muy commencé ba léegi moom la ñuy continuer di ko wax fii àdduna dara jafewu fi lépp a yomb loo fi yombal nag mu yomb loo fi jafeel mu jafe su ma nee comment doué bi moo gën a yomb ça ne va pas dire que bee dafa jafe bee ba tey mi ngi ci processus bi muy jaar mais su fekkee damay luy ak bi nga xam damay jaar direct mais mieux vaut que ma jaar direct xëy na itam loolu analyse la boo xamante ne si moment bu ñu jotee koy def parce que bu ñu fàtte ni chaque vidéo day ñëw wax ci dara parce que moment ba muy wax ci dara ca la moment boobu la nit ña bari ca la ñuy wax ca loola man chaque fois damay déglu groupe yi lu ëpp lu ñuy weranteeg lu ñuy wax en général du may tontu foofu sax mais damay def vidéo pour tontu parce que damay xam ne ñoom problème yi na am na ñeneen ñoo xamante ne si am nañ fukki problème yooyu donc dama koy leeral pour ñun ñëpp ñu bokkandoo ko waxandoo ko déggandoo ko xamandoo ko loolu mooy indi chaque instant ñuy def ay observation loolu mooy indi chaque instant aussi ñuy xalaat ci dara di ko leeral ak di ko wax lii moo koy indi mais nekkul ni dañoo dem ba ci digg ba gis lii dafa jafe ñu ñëw naa leen dafa jafe non fii dara jafewu fii dala may wax laay waxaat moom laay répété dugal leen ci kayit yi nu ngeen mën a taqale ko ba dugal ko ci kayit na ngeen ko dugal su fekkee ne si problème auto déclaration auto certification boobu may wax nag la ma waxoon laay waxaat mooy auto déclaration auto certification man digaluma kenn mu dugal ko ndax itamit bu fekkee ne si dama ni man damay dem Sénégal vol bii di jaar Milan bii di jaar Chine ma jël ba jëm Espagne te jëmul Sénégal du ma yegg da yàgg mais du ma yegg bu dee bu Chine bi nga xam ne ni daal billet bi li ñu ci bind mooy Dakar Milan muy wiir yi def escale dëkk yëpp di tôt ma yóbbu Dakar mais su fekkee man damaa jënd Dakar damaa jënd Milan Espagne mais demuma Sénégal du ma mos a yegg bee lu mu gudd dana yegg mais bii du ba yegg problème bi foofu la day mais newul ay problème difficulté ay problème complication fii dara compliqué fu dara difficile loi ba nañ ko tëgge woon ba léegi moo am nañ ko yeewoon ba léegi moo am xëy na ay circulaire la ñuy génne di leeral circulaire bi tey ma leen di fas yéene leeral parce que daf ci am wax ju am solo trop boo xam ne moo leen di salvaar yéen ñëpp
xam naa moom laa leen di mujjeel incha allah boobu noonu parce que gis naa ci ñu bari moom dana leen salvaare man ma ko gisaatee liir ko dama ko reliraat parce que dama ko reliraat xoolaat ko mais li mu wax lu leer naññ te xëy na temps bi du ma ko may wala xëy na tamit dana xaw a compliqué gi wala mu gudd ak mais naa leen ko wax rek mooy que ni circulaire bi li mu wax moom lu leer naññ la lu leer naññ la donc dama leen ko doon wax baat par baat ci italien ba bu kenn weddi bu kenn ni dafay bëgg a yombal nit ñi bu kenn dama leen bëgg a may dama yu ma leen tubaab bi ñoo fi ubbiwaat beneen prox ndoll yéen ñi muus yàlla dimbal leen dugg leen ci prox ndoll ngeen prox ndoll jaar loolu moo am. pour circulaire bi dama circulaire bi liiralu mooy lépp parce que dafay gudd gis ngeen ko ñii mooy ñu ko war a jël bi mooy page 3 ba case 4 bi lan lay wax sax bi activité à la définition de la procédure régularisation gis nga li may doon wax procédure régularisation lay wax maanaam régularisation nan lay doxee bu jógee fii fan lay dem bu demee fii fan lay dem bu demee fii fan lay dem kenn ku nekk sa compétence bi nga ci war a amit mi ngi ci ak it am na ci lu mu ci leeral lu am solo maanaam ñi nga xamante ni si dañoo déclarer seen employé ba pare maanaam day wax exporter l'immigration créer leen ab codice fiscale ba pare enregistré leen ci IMSI bu dee Colfi ak Branti bu dee ñeneen ñu enregistré leen ci fi nga xamante ne mooy def naa ministre du lavoro ministère du lavoro foofu la ñu wax boobu noonu mooy bi ci kaw xam naa bon xëy na dinaa ci ñëwaat sama njariñ bi trop bareegul bi ci des mooy cessation de lavoro cessation des rapports di lavoro cessation des rapports di lavoro maanaam ñi nga xamante ne si te dana ci bari nag xëy na léegi nii bareegul ci sax parce que dañuy door a tàmbali rek mais plus avant yi dana ci bari mooy que ñi nga xamante ne si dañ leen régulariser woon man dama leen jëloon par exemple wala ñu amoon d'accord labor bu leen jëloon ci diggante bi leen d'accord labor bu jëlee ñenn ñi nañ ko wax ci suuf xëy na fay ba ñu fayoon kee triande wala kee amatul moyen bi mu def cokkaas leen ba nga xam dafa leen di dàq ne dafa leen dañoo démissionné ñenn ñi parce que loolu dafay am dama leen wax yi am rek ñenn ñi xëy na ka leen jëloon dem na ba mu yàgg yëf yi yàgg na wala yëf yi duré na wala compliqué na kooku mu jur ci réew ni man kat non bàyyi jëlatuma la bàyyi naa damay bind IMS annoncé ñenn ñi seen d'accord labor yi nga xam ñu leen juróon maanaam ñu doon liggéey dañoo dee parce que yooyu ci la bokk ñooñu la ñuy expliquer fii ñoom lan mooy seen cas ak nan la ñuy résoudre seen i cas parce que loi bi li ñuy mayee mooy que ni par exemple man su ma defee am na ñu bari dañuy laaj loolu maanaam ki ma defal contrat maanaam mu defal ma contrat ndax récépissé boobu mën naa ci liggéey récépissé boobu loi bi fii day leeral nañ ciy mën a liggéey mooy ki lay jël nii actuellement par exemple man daaw dañu maa assumé Samba Ndiaye bi ma demee ba mu yàgg mënatuma yor Samba Ndiaye parce que cas de force majeure lañu wax nag mënatuma yor Samba Ndiaye léegi maa di bind IMS maa di bind exporter l'immigration ni ko kat man mi jëloon Samba Ndiaye kat léegi jëlatuma ko ndax mënatuma ko yor su boobaa loi bi day may Samba Ndiaye récépissé bi mu yoroon Ablaye Ndiaye dana ko ci mën a jël maanaam dana ko may moom mu amaat beneen d'accordu laboro su fekkee cas de force majeure comme ki nga xamante ni si maanaam patron da koo jëloon am na sax ku ma doon laaj ndeysaan du ma ko liiree nii maa ngi ciy profité xam naa di ko ci leeral bu ma déggee rek mu xam ni moom laay wax que ni patron ndeysaan da koo jëloon patron ba décédé loi bi li mu wax fii mooy ñooñu nga xam seen patron dafa décédé ci diggante bi soo amee ku la jël mën na la jël ak récépissé bee mais dañ koy communiquer inspectorat la dañ koy communiquer inspecteur l'immigration dañ koy communiquer parce que inspecteur l'immigration buy convoqué yow bu bees gi lay convoqué ak kee donc loolu la ñu wax maanaam que ni kooku nga xam mbokkam dafa dee su fekkee am na ko jël mën na ko jël ci récépissé bi su fekkee amul ku ko jëli maanaam ñu doon liggéey dañuy annoncé cessation de rapport de labor maanaam amatuñu rapport de labor mais teewul bu yëf yi jeex wala buñ ci tollee préfecture dafay convoqué d'accord laboro ba mu amoon ak moom mii su ko defee bu leen convoqué ñu signé contrat moom mii ñu jox ko séjour boo xamante ni si mi ngi tudd séjour attesté de labor mooy séjour boobu ma leen doon wax naan leen séjour la boo xam dañ ciy wëri liggéey donc ñooñu loolu la ñuy def su dee ki nga xam ne dafa dañ ko jëloon aussi dem mu dem ba mu yàgg xëy na mais nag man gisuma fenn dañ ko leeral parce que xam naa da ngeen ko laaj gisuma fenn fu ñu bindee démission parce que man kenn dugal ma dem moom yàgg sama xel dal ci moom man yii daaw dañu sama xel dal ci moom naa dem wuti Ablaye Ndiaye man gisuma loolu parce que loolu moom démission lay doon mais gisuma fenn fu mu prévoir démission parce que tamit cessation force de labeur yi cessation de rapport de labeur yi li ma ci gis cas de force majeure la ci bari lu muy wax moom mooy ñi nga xamante ne si seen jiitaa dafa falimentaire maanaam ñu amoon benn agenda bu tool jékki-jékki fale ñu perte ñu def nu ñu koy waxee sa falimentaire mooy maanaam daal jiitaa ba perte am na benn tur bu ñu koy utiliser bu gën ko mën a utiliser français mais comme li ma wax dafay gaaw dafay yàq parce que vidéo bi lay njëkkanteel nii donc boo xamante ne si jiitaa bi neen dafa falimentaire neen yooyu yu mel noonu wala yi tamit ki nga doon liggéeyal dee comme ni ñu ko waxoon sànq yàlla ci yàlla musal wala boog ki la jëloon aussi tamit man ma jëloon la d'accord labor ma jëloon la xëy na di nga may liggéeyal golf wala balaa ma dem ba mënu ma la fay yooyu yëpp cas de force majeure yooyu yëpp dañ koy communiquer exporteur la migration ni wax ni aussi tamit kii rapport labor bi loolu la woon quoi su ko defee ñoom dañ koy bu fekkee am na ko jël mu jëlaat su fekkee amul ko jël aussi tamit neen daañ leen
convoqué suñ ko convoqué jox ko séjour boo xamante ni si maanaam dana ci mën a wutiwaat beneen liggéey ñooñu mooy ñi seen liggéey dagg. waaw kay bii nii nag c'est très important parce que li tax mu am important mooy dafa bari luñ koy laaj te ñii dañoo ñëw leeral trop xëy na nag mi dispiage vraiment mi dispiage su ma leen di wax dëgg kii nii parce que mooy bi ma ci gën a naqari ci circulaire bi te waxoon naa ko fi nii démission man du ma ko digal kenn parce que li tax mooy que nit mënut a am liggéeyam bu baax a baax yore njabootam koy xaar yore léppam di ko xaar nga bëgg a démissionné ci liggéey bi pour maye kayit boo xam ne xamoo kañ lan lay convoqué xam nga loolu dafa metti mais nag circulaire bi li mu leeral aussi nañ ci def attention c'est très important mu ni moom mooy wax moom circulaire bi mu ni accesso alla procedura di regolarizzazione di qui al comma 1 di un lavoratore straniero regolare con un contratto di lavoro in corso di validità maanaam ku yore séjour boo xam ne dafa nekk in corso di validità maanaam séjour dafa valable comme ni ñu koy waxee ñenn ñi nga xam ne ñu bari suñuy dugal commande bi dañ lay bëgg a rek maa yegg sama séjour te xamuñu ni loolu mooy musiba bu dee commande bi mais kii commande 1 bi sax lay waxat commande mooy ñi nga xam ne dañoo am ku leen jël mu ni su fekkee ne si liggéeykat bi dafa yore contrat boo xam ne si dafa valido nekk di liggéey ba pare bëgg a dugal ci maye kayit bi mu ni bu boobaa su fekkente ni si moom mën na liggéey part time nee na bu boobaa mën naa nekk maanaam su amee ku ko jël maanaam kam doon liggéeyal bu njëkk xëy na 4 heures temps la fa doon def xëy na 5 heures temps la fa doon def xëy na 20 heures la fa doon def xëy na 25 heures settement la fa doon def nee na bu boobaa mën na dugal ci kayit bi daal di defaat contrat bu part time bu nekk ñaari part time loolu nee na loi bi permettre na leen ko mi ngi nii contrat part time sottoscrizione di un altro contratto di lavoro nel settore ammesso alla norma ba tey nee na bu dee loolu maanaam secteur yi nga xamante ne si pour mën a régulariser maanaam man xëy na dama daan liggéey sécurité laa daan def xëy na métal mécanique laa daan def xëy na opéra yi beneen façon laa daan def mais su fekkee dama bëgg a dugal ci comment uno bi nee na bu boobaa mën naa ci dugal su fekkee dama daan liggéey part time fee ma daan liggéey mécanique mais nag su may dugal ci comment uno force ma dugal ci ñetti secteurs yi mooy tax muy mbay ak sàmm ak yee ca tax ak liggéeyu du kër loolu nee na force nga dugal ci yooyu ci secteur yooyu moo tax mu wax la mu ni mais may wax ba tey circulaire bi moom mu ngi nii circulaire bi mu ni diversamente atteso che la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 103 riguarda l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare o l'avvio di un nuovo rapporto di lavoro la norma non consente du permettere du maye l'accesso al procedimento alla conversione del permesso di soggiorno in cui si tratta nel caso di un rapporto di lavoro full time mu ni waaye nag su fekkente ni si kooku noonu bëgg a def comment una bi ci article 163 bi maanaam dafa am contrat boo xam full time la contrat boo xam dafa fees maanaam 40 heures al settimana la am nee na ku kooku noonu li consenté maanaam du ko permettre pour mu mën a bokk ci régularisation du ko may pour mu mën a bokk ci régularisation du ko may la wax donc nag lii nii ma ciy déggee ni yéen ñi am contrat full time xëy na waxoon naa ko xëy na ñeneen wax nañ ko mooy que ni dana peut-être mën na compliqué aussi mais itam ba ñuy wax ñun suñu xalaat la ñu waxoon ñun ñëpp mooy que ni ku ko ci am ku am full time jéemal ak négocier ak sa datore lavoro mu wàññil la ko defal la ko part time su ko mënul booy boo mi dispiace de dirlo je suis désolé pour wax leen ko waaye nag force kon da ngay démissionner li tax mooy que ni bu ñu fàtte ni procédure maye kayit bi ni muy demee soo dugalee mi ngi dem ci inspecteur d'immigration ñoom ñooy gérer lépp mooy préfecture su demee inspectorat du lavoro bu demee ci inspecteur de lavoro inspecteur de l'immigration ni ñoom dañoo am obligation wu aviser jox police yónnee police affaire bi laaj ko hésitoom laaj ko xalaatam ci liggéeykat bi ak ki nga xamante ne si moom moo ko jël waa kesu na xool ñaar ñooñu ndax kenn amul ci procédure pénal maanaam kenn am ci luy téye li loi bi wax ni ñooñu buñ leen ci tëjee mënuñoo am kayit bi kesu na ñooy xool loolu bu ñu gisee ni amuñu ko ñu delluwaat kayit bi inspecteur de l'immigration ni ko kii kat tout à poste mën nañ ko may kayit su boobaa inspecteur de l'immigration day amal obligation saisir ispettorato del lavoro territoriale ispettorato del lavoro territoriale boobu muy saisir su ko saisiree da koy laaj ni ko liggéeykat bi ak ki muy liggéeyal ndax mën nañoo jëlante li tax nag ma ne nañ démissionné foofu nag moment boobu kenn xamul kañ la parce que bu njëkkoon ñu bari dañuy wax ni demal ba préfecture ba ñu convoqué la nga door démissionné là non parce que li tax mooy
inspectorat du lavoro avant ñu lay convoqué avant préfecture la convoqué moom lay jaar pour mu jox avis moom bu boobaa mooy xool parce que buñ la jëlee man bu ma la assumé bu la kenn jëlee ngay liggéey ñoom inspectorat du lavoro fa la contrat bay dem foofu lañ koy enregistré donc ñoom bu ñu tàppee Daouda Niang ak code fiscal Daouda Niang dañuy gis ni Daouda Niang ni mi ngi liggéey tempo pieno su boobaa ñoom du ñu xaar convocation préfecture mais dañ lay boccaare subito fi ñu taxaw ñoom dañuy bind préfecture ni ko kii kat mënuñu ko jox kayit ndax am na tempo pieno déjà kon mënul liggéeyaat beneen liggéey moo tax kon démission bi bu ñu xaar ba ñu convoqué ñun mais nañ ko def sax avant préfecture di demander avis inspectorat du lavoro parce que inspectorat du lavoro comme la ma leen wax démb la dañu bari doole suñ la boccaaree rek da fële ne pour mu jàllale la day jafe trop gëwun sax da nga jàll da lay boccaare en général même Fulgi loolu laa ci gis Fulgi gis naan ko inspectorat du lavoro boccaare nañ lay boccaare man yooyu bu maa gis ni sama bët donc ñoom préfecture bu ñu lay répondre ci Fulgi sax ñu ci boccaare da lay bind la inspectorat du lavoro ci boppam moo boccaare kii kon donc man damay digal ñëpp képp koo xam mën nga négocier sa contrat ñu dafa la ko par temps nga négocier ko ñi ko mënul ñu profité ci agosto bi jéem a démissionné wala ñu xool li ñu def parce que nag këyit la ma leen waxoon la man ma am séjour tey moo ma gënal ma am contrat bu dul jeex ba faaw parce que boo amee këyitu asile 6 mois lay duré nga topp ko di am contrat indi tôt ou tard bu fekkee asile ba accepté luñ ko contrat bi dañ koy tëj léegi nag kon ba lañ koy tëj ci loo xamante ni si du malgré lay doon man du mu nekk lu ma neex te boobaa boo ko tëjee damay nekk clandestin balay caa nag man ma teel ko tëj su ma ko tëjee man ba am liggéey bi ba pare ba am sama séjour mais su ma neexee dem liggéey fu ma neex parce que bu ñu fàtte ne am na sax d'ailleurs ci commentaire ku ko jox ndeysaan maa ngi koy ziar bu baax na wax bu yaru nag mu ni moom xalaatam mooy comment une bi moo gën ndax comment une bi da nga ciy mën a liggéey après tey da nga ciy mën a dem voyager wax bu civilisé la sax ma koy wax ni rek comment une bi nit ku ne nag man damay respecté opinion parce que loolu moom xalaatam la wax te itam am na droit xalaat ci def analyse boppam parce que ñun ñëpp dañuy analyser nag ñun ñëpp dañuy analyser rek suñu xalaat rek la ñuy wax ma koy wax ni bu mu fàtte ni comment doué bi 6 mois lay duré boo xamante ni doo ci mën a génn traitement national mais bu 6 mois bi jeexee soo ci liggéey ci biir 6 mois même bu doon 1 mois loo ci liggéey rek dañ lay jox léegi séjour normal boo xam ne fu la neex dem yaa moom sa bopp su la neexee dem Sénégal su la neexee dem fu la neex yaa xam te itam bu boobaa da ngay mën a liggéey ci secteur yëpp bu la ci neex nga mën cee liggéey bu 6 mois yi xasee ba jàll donc kon moom bee ñooy yamaat bee day ñëw fekkaat ko fii bu dee douane yi ngay wax it su fekkee ne ba mu koy renouveler moom 6 mois ba amoon na contrat indéterminé dañ koy jox douane yi donc kon bii tamit ñoo booy seet presque ba tey li ma la wax rek moo gën a gàtt moo gën a baaxaat daal gën a baax laa wax nag waxuma gën a compliqué waxuma gën a jafe gën a yomb gën a baax loolu laa wax léegi pour ma revenir ci problème mooy démission yooyu ñuy wax mooy li may wax man ma am séjour bu baax ma démissionné tey ci liggéey bu baax man lañ ma fay sax milliard suba ak jàmm mën a am këyit boo xam ne leer na man su ma ko commencé liggéey moom dootuma démissionné fi ba yàlla dogal laay continuer di liggéey maa moom sama bopp bu boobaa sax secteur bu la neex te boo xasee ba jot sa séjour boo xasee ba jot demal secteur bu la neex nga liggéey fa moo tax kon bu ñu waxtaanee ak suñu patron man pour man expliquer leen parce que dafa am benn affaire boo xam ne gouvernement bi leeralu ko te xëy na ñun ñuy wax it peut-être que leeraluñ ko man moom la ma waxoon xëy na dinaa ko mos a def italien parce que tamit xam naa ne bala may kii dinaa wax incha allah dinaa def sama benn vidéo boo xam ne xam naa ci sama page Facebook laa koy defee wax ci italien ci li nga xam moom laa xam xëy na leeraluñ ko te mooy docteur lavoro ñu ci bari xamuñu ni permesso umanitario yi maanaam séjour bu légal lañ bu normal parce que ñoom dañ naan mais kii lan mooy problème kii am na séjour maa ngi ko defal contrat bu normal lan mooy problème ndax muy def immersion parce que ñoom li ñu xamul mooy séjour yooyu séjour précaire maanaam su ma ko amee 6 mois daf may sonal chaque 6 mois may dem di renouveler ak chaque liñ ciy daj lépp ba pare itam bu ñu demee tribunal cassation wala fu ñu mën a dem dernier kii bu dee Sénégal bu dee Gambien nga presque probabilité bi nga am dafa ndaw dafa tuuti trop sax probabilité bi nga am ay 10% lay doon mën naa ne donc kon loolu xam nga risque la mais foog ñu expliquer loolu ñu tamit wan leen ni séjour bii ma yore de baax na mais ne séjour bi 6 mois te bu jeexee man yàlla mën na dogal sax dañ koy nangu dootuma amati këyit invecce boo ma dimbalee ne defal ma part time ma dugal ci këyit yee ne su këyit yee génn damay am séjour boo xam mën na durer 2 ans ba 1 an su boobaa yow mën nga ma jël tempo piano mën nañ def lépp lu ñu neex ngeen expliquer leen ko ak piano man pour man daañu ko xam loolu mooy liggéey bi liñ ci wax circulaire bee ko wax nag man waxuma ko te circulaire bi entre ministre de l'intérieur la ak ministre de lavoro moo tax na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax li am solo li ma leen di wax nag nga xam ne moom laa jàppe ni mooy li war a mën a rëccal nit ñi loo xamante ni si man gis naa ko ci plateforme bi fu ñu ko coché mais bi ma ko gisee dama ko romb parce que tamit dama defoon njariñ li bariwul daal mais démb bi may gis circulaire bi laa ko ci liir te it nag maa ngi ñaan ñëpp ñu delluwaat ci circulaire bi liir ko parce que bu ñu liiree circulaire bi daañu gis ni vraiment man pour man lii beneen ouverture la boo xamante ni si date circulaire bi laay xool bu ñi nga xamante ni si bëgg nañ circulaire bi waaw circulaire bi ñu génn le 24 juillet 2020 la génn le 24 juillet 2020 donc circulaire bi def naa gis naa ko léegi sax ci surtout ministre de l'intérieur circulaire bi li mu wax mooy nit ki par exemple mën na am
plusieurs datore lavoro maanaam nit ki koy jël su matalul loolu moo bari lu ñuy wax moo tax ma leen benn bunte ngi muy jaar pour mën a génn maanaam nit ki bu lay jël man sama mag wala Samba Ndiaye bu may assumé mais Samba Ndiaye malheureusement moom 10 000 euros la yore wala waaw 10 000 euros la damay wax bu gàtt quoi pour ñu gàttal ko mais Samba Ndiaye moom 10 000 euros la yore mënut a matal tey tamit biir këram amu fa koo xam ne mën na ko mottali parce que amul ku mu bokkal ak maanaam xëy na résidence wala ñoom bokk résidence dañuy bañ wala xëy na amu fi mbokk aussi tam mu ko matal wala boog ñoom bokkal mbokk dañuy bañ te moom 10 000 euros kese la yor te bëgg na maa dugalal xam ngeen circulaire bi li mu prévoir ñu bari problème boobu dañ ko am circulaire bi nee na bu boobaa Samba Ndiaye mën na ma jël ak 10 000 euros léegi ma dem wuti Abdou Ndiaye mu ca bokkaat Abdou Ndiaye moomee ca bokk xëy na Abdou Ndiaye 5 000 euros la am wala 10 000 wala 8 000 euros la am mooy tamit Abdou Ndiaye laa à part nga xam ne beneen mën na nekkee beneen côté moom bokkul ak sax kii bokkul ak Samba Ndiaye xamante wuñ defuñu dara sax bu leen neexee mais Abdou Ndiaye bu boobaa Abdou Ndiaye mën na ma jël mooy tamit fekk moom mi ngi amoon mooy tamit 10 000 euros fekk moom mi ngi amoon 10 000 euros su boobaa résultat yi day nekk 20 000 euros 20 000 euros xam nga matul des na 7 000 euros parce que dañ ne bu fekkee nit ñi dañoo bari maanaam ñi lay dugal résultat yi bu fekkee ñi koy bokk dafa bari 27 000 nga soxla xam nga loolu la ñu wax léegi man am naa ñaar ñu ma dugal kenn ku ne 20 000 euros la am léegi damay dem wutiwaat Moussa Ndiaye may xool fu mu nekk ma jéem a dem gis Moussa Ndiaye fekk Moussa Ndiaye résultat mooy tamit xëy na 9 000 euros la woon wala 6 000 wala 7 000 euros su ko defee Moussa Ndiaye mën na caa bokk maanaam ñoom ñett ñi bind ni ñoo ma assumé lu compliqué la nag xaw na compliqué tuuti mais ku lire pratique bii tamit compliqué wul ma ne ni ma ko expliqué laa xamul mais bu fekkee comprendre yàlla na ngeen comprendre rek parce que xam naa bu ngeen comprendre sama téléphone mooy toj rek mais groupe WhatsApp yeeg yooyu tamit xëy na daañu ci gën a waxtaan daañu ko ubbi incha allah ku ci bëgg daañu ci waxtaan gën ko leeral mooy maanaam daal li ñu wax mooy kay nit ki ñetti nit sañ nañ ko jël su boobaa li ñuy obligé ñu bari mu dañ leen koo jël ba ñetti nit dañ ko yemale nag dañ ñu bari ba ñetti nit maanaam ñaar ba ñetti nit sañ nañ ko jël séddoo la ñu war a am ñooy séddoo résultat annuel ya ñooy séddoo taxes yi ñu war a fay même F23 dafa am nu ñu ko remplir ñoom ñoo koy séddoo aussi F23 ba nekkul da ngay fay 500 euros tudd ko ci turu diw déedéet da nga koy diviser par 5 kenn ku ci ne li muy def ci heure li lay jël ci heure ak minute ñu divise maanaam bu fekkee ne si maanaam ñoom ñett ña bu ñu calculer dañu may jël 40 heures dañuy diviser 40 heures yi kenn ku ci ne la nga ci am ñu diviser ko par 500 euros bi nga xam moom la ñuy fay kenn ku ne fay partie boobu yéen ngi dégg li may wax ba pare tamit di résultat yi kenn ku ne day indi parteem su koy fay ñu boole ko mu war a nekk 27000 loolu mooy que ni li ñu bind fii datore lavoro polirimo ne l'instance de régularisation polirimo maanaam ñu bari bu fekkente ni da ngay régulariser soo demee ci ñenn ñi naan xam naa da ngeen dégg nag lu bari parce que loolu li muy dal bari na patronat wala kaaf yoo xam ne da leen a amul wala parce que xamuñu ko parce que nag lu sew wuut la soo bàyyiwul attention tuuti doo ko gis soo demoon ci plateforme bi da ngeen ko laaj ñoom seen bopp daañu ko fa gis plateforme prévoir nañ ko mais tardivement nag laa ko fa gis booy dem léegi def fi ñëw bind datore lavoro dañ lay wax ne la kii ndax benn datore lavoro la am wala ay datore lavoro la am su boobaa bu fekkee ni ñett lañ wala ñeent mënuñu ko jël ñett koy jël maximum ñett la ñett wala ñaar mënuñu koy jël da ngay bind datore lavoro pluriel léegi boo bindee loolu ñoom datore lavoro yooyu noonu ñoom la ñuy séddale spese yi nga xam ne war nañ ko def yëpp te spese yi mooy sa salaire de base aussi tamit nee nañ bu mu weesu ñoom lu ñu la jël lu ñu la defoon ci temps salaire de base bu warta weesu 459,83 mensile maanaam nañu reyante daal ba weeri moom ñoom nañ lay fay ñoom ñett ñëpp bu ndajalee lay fay na mat 459,83 loolu moom moo leen cee intéressé ba pare tamit nee bu leen ko préfecture di convoqué parce que préfecture loolu da koy leer ba pare tamit c'est très important wax leeral nañ ko ci maanaam ñett ñi la jël ñëpp nañ fekk ni mosu ñoo am condamné yañ wax fee parce que tamit dañ ni inspecteur de l'immigration ne na demandé qu'est-ce sera aussi tamit ci ñetti nit ñëpp duñ dem bu boobaa dootu ñu demandé rek ndax kii liggéey rek ak ki koy jël non ñoom ñett ñëpp la ñuy seet seen procédure pénal ndax mosu ñu am leen tee ñu may la kayit ak yooyu loolu aussi tamit dañ ko cee prévoir donc ñoom ñett ñëpp nañ seet kon maanaam nañ nekk ñoo xam mosu ñoo am tëjin yooyu ñuy wax loolu mooy li ci am solo dañu seetlu F24 la pratique segre na ñëw nañ professeur administratif waaw nee chaque pratique aussi ñoom ñett ñoo ñëpp kenn ku ne pratique am day maanaam préfecture da koy jàngale comme ni ñu koy jàngale jaarale ko expert la war a jàngale ko nee ca fin ba nag préfecture day convoqué ñoom ñett ñëpp lay convoqué ak yow ngeen ñëw ngeen signé contrat bi loolu la legge bi prévoir per tutte queste istanze coloro che il rapporto di lavoro non fosse ancora avviato il lavoratore fosse privo di codice fiscale per che sono le l'entrata di allora mooy ñooñu mooy ñi nga xamante ne maanaam dañ leen di dugalal bu ñu la dugalalee su fekkee mosoo am codice fiscal dañuy wax expert de l'immigration ne demander codice fiscal agence de l'entrata parce que ñoom dañ ko ciy soxla pour def ko ci pratique qui sarà présente alla pratique il lavoro in cui sarà visibile la nominazione in conclusione della procedura esportale convocherà tutti i datori maanaam bu affaire yi jeexee
préfet inspecteur de l'immigration day convoqué ñetti laboratoire yëpp wax naa ko defe naa une question instance calorie rapport laboratoire non forcé encore aviat et laboratoire defe naa loolu la da nga am loolu ci am importance donc ma leen di wax ni kon loolu ñu jàpp ne beneen buntu la bu ubbi ko waat parce que ñu bari woon ñoo xam ne dañu ma daan woo li ñu ma daan wax mooy que ni man de ki may dugal dafa manqué 600 euros dafa manqué 6000 euros pourtant manqué yu ndawoon la woon léegi kon ki lay dugal su fekkee manqué ni 600 euros wala manqué 1000 euros léegi dama wuti keneen koo xamante ne am na lu xaw a yam ba 9000 euros wala 8000 euros na am na carte séjour ak yi tamit moos bañ a am condamné su ko defee mooy tamit mu jël la yéen ñaar ngeen wax ne ñaari docteur labor nga am ñaari docteur labor ñoom ñooy séddoo lépp ñooy séddoo 500 euros bi ñuy fay nangam su ko defee ngeen dugal ko li ma leen di wax nag dana ci am na ngeen ko bàyyi xel mooy que ni kaaf yeeg ci gel yeeg ñooñu ñëpp xam naa pour ñu dégg ko moom dana jafe trop mais incha allah su fekkee mën naa ko scanner dugal ko ci groupe whatsapp yeeg yooyu ba kuy dem fenn nga yóbbu ko boo ko yóbbu woon leen ko ñoom xëy na bu ñu ko liree seen xel dana revenir suñu xoolee ci plateforme bi aussi tamit prévoir nañ ko fa kon aussi tamit daañu xam ne loolu am na donc loolu daal laa doon wax am na ku may laaj ndax voyager ak Ressebouta wóor na voyager ak Ressebouta moom ñu koy laaj ndax wóor na bari na et li ma leen di wax mooy lu gën a wóore voyager ak Ressebouta moom amul ndax Ressebouta moom ñu koy voyager xam nañ li may wax moom voyager naa ko ba tàyyi man presque man voyager ak Ressebouta sax moom ma daan gën a arrangé ndax bu ngeen seetloo ñi may waxal xam nañ li may wax nag boo voyager ak Ressebouta booy ñibbisi presque ñoom duñu wër lu bari ci yow ñoom buñu nee ñi tijji muy Ressebouta en général dañ lay tamponné passe ba dañuy xam ni kestura ba nga jëm yow ñooñu ñooy liggéey sa problème ba pare voyager ak Ressebouta loi moo ko def nekkul ni nit la neex mu def ko nekkul ni personne la neex mu def ko donc loi la boo xamante ne si kenn du ko dindi mooy li gën a wóor parce que Ressebouta maa ngi leen di wax ne Ressebouta poste yi mais nag waxuma Ressebouta ñi dugal comment wala waxuma Ressebouta ñi comment dugal comment duwee Ressebouta moodu yu mag yi fi nekkoon wala moodu yi amoon séjour njëkkee laa wax ñooñu bu ñu dugalee poste pour renouveler dañ leen di jox benn Ressebouta bu mel ne ñi yore comment duwee bi ñu yoraay boo ku leen i kaanat bu leen sax jéem a dugg léegi Ressebouta boobu noonu ñi nga xamante ni moodu yu mag yi la woon Ressebouta boobu naa ngi leen di wax ne mën ngeen cee def permis mën ngeen cee def contrat mën ngeen cee def lépp lu séjour mën Ressebouta boobu mën na ko lépp lu séjour mën Ressebouta boobu boo ko booleeg séjour bu jeex bi da koy mën moo tax voyage ci moom amul benn risque lu wóor la sax macha allah ku ci bëgg a dem mën nga dem defe naa loolu la woon abonati jeex na bon xëy na lenn yi ci am amul solo parce que bon li des moom kenn du ko jàngal kenn ku ci ne yaa koy xamal sa bopp mooy façon waxin ak éducation c'est très important parce que nag li ñuy def ni bu leen yaakaar ni dara moo ciy force dara du ci force lépp bénévolement lañ koy def lépp dañ koy def ngir yàlla ak yeneen bi moo tax ñu koy def ak it di seet góor ñi nga xamante ni si maanaam loo def lu mu ndaw ñu sant la ca di la ñaanal nga yokku kon donc loolu moo tax ñu koy def waaye am ci dara luy force moo tax ñenn ñi seen waxin war nañ koo modéré ñenn ñi war nañoo xoole ni ñuy waxee parce que tamit àdduna moom li fi am solo mooy nit ki lay may moom wax dëgg yàlla lu mu la may rek war nga ko sant lu mu néew néew lu mu bari loolu rek laa doon wax am na leneen lu ma bëggoon leeral mais xaw ma la laaj lu amoon solo nag macha allah mais comme fàtte naa ko maa ngi leen di ziar yi ñëpp di leen balu àqwaat bu baax a baax tey ñaan suñu borom yàlla na yombal lépp te di leen fàttali na parce que démb rek dégg naa ci groupe bi kenn naan ndax dañoo yokk yi fi dégg naa dañ koo yokk man moom dégguma ko yëguma ko yokk beet wax dëgg yàlla tey dafa am loo xam moom bu ko wax day xaw a polémique moo tax du ma leen ko wax mais yokk bi moo amul mais nag ñi ngi wax beneen flux boo xam ne façon flux bu ñu bëgg a defaat beneen façon mais ba tey dara officiel la bu ci moo tax li officiel mooy maye kayit bii raye leen ba dugal ci fii rek le 15 août incha allah lay jeex le 15 août moo fi nekk gumba léegi parce que loi moom pour nga changer foog nga loi changer waat ko te moo ñu ko diggante bi yaakaaruma xëy na ñuy changer waat ko wala boo en tout cas changé buñ ko daal lépp moom mi ngi fa mu nekkoon ba tey le 15 août lay jeex kon nag ñu ñaanal ñëpp suñu borom yàlla na leen yàlla dimbali yéen ñëpp ngeen am seen i këyit ñu dem seet seen njaboot ak xewal bu bëree bëri te yaatu waaw ba tey lenn aussi tamit mooy liggéeykat yi nga xamante ne ñooy liggéey nee nañ su fekkee ne ñi def kolfu la ak badante ñoom nee nañ li ñu liggéey li ñu leen di fay bu mu gën a ndaw 459,83 nee na buy liggéey ñiy liggéey ci tool seen contrat bi ñuy am bu mu gën a ndaw 5 giornata maanaam bu ñu gën a ndaw maanaam nañ liggéey lu mu bon juróomi fan même ñooñu loolu lañ doon wax peut-être précision de mérito alla tipologia di rapporto lavoro che possono essere oggetto al procedimento di regolarizzazione waaw day wax ni maanaam foo liggéey bi ma juróomi fan rek ba déjà mën nga fa def lu mel noonu mooy li ma leen doon wax keroog aussi tamit ci ñu amee commande doué par exemple soo fa liggéeyee juróomi fan moom juróomi fan sax la fa heureusement même foo amoon foo liggéey sax ci biir balaa 6 mois yi jeex foo liggéey juróomi fan sax kon dañ day mel ne day valide kon bu waa di nga mën a changer sa séjour wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di santaat ñëpp